Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Mamoudi Directoire, il va amener sa partition dans ce panel. C'est à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi leen di nuyu te di jiital nuyu bi ki nga xam ne ni mooy suñu président wu parti Serigne Moustapha Sy ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla may ko wér fan bu gudd ba mu gunge ñu ko sa kanam ñu fa jógee dañuy nuyu suñu mbokk yi nekk ci directoire bi nekk Oustaz Cheikh Sarr ñu fi jiitu di nuyu aussi Soxna Ndeye Koumba Diène, la responsable nationale, la secrétaire nationale du mouvement des femmes. Di nuyu également l'honorable député Soxna Mbossé Guiro di nuyu waa fédération. waaye dañuy wax Oustaz Pape Seck ne ko daf ñu nax waaw parce que man bi mu may wax daf ma ne conférence la ñuy def ma jàppoon ne xëy na dañuy nekk sax ci benn salle boo xamante ne nii dafay nekk un débat technique intellectuel waaye bi mu ñëwee dama gis ni meeting la waaye baax na noonu la ndax ñi nga xam ne dañuy wax ni parti pur parti daayira la xam naa suñu ñëwee fii tey danañu jaaxle ndax li ma fi gis wuute na ak daayira waaye tey noonu la li ci am solo mooy li nga xam ne ni moom la Oustaz Cheikh Sarr wax sànq mooy engagement bi te xam sa bopp ndax xam sa bopp moo gën a wóor gëm sa bopp waaye lu jëm ci thème bi man li ma préparé woon xam naa ne du ma ko wax parce que Oustaz Cheikh wax na lépp ñëw na ci défi te it ñëw na ci perspective ba tax na nag suñu intervention dafay dellu rek ci cadre sensibilisation waaye lu tee it dinañu wax ñaar ba ñetti baat lu jëm ci perspective yi ndax dañuy wax les femmes de valeur mooy jigéen ñi nga xam ne ñi dañu am ay jikko yu sell dañu am ay jikko yu rafet ñu ne politique femme de valeur et politique
défis et perspectives ma xam ne ñi ma jàkkaar lool mooy jigéen ñooy ñuy woy des femmes de valeur te ki nga xam ne amuñu kenn ku dul moom nampal leen depuis 40 ans ba ñu mel ni ñu mel ñooñu du ma toog di leen wax naka la ñuy def ba nekk ci politique donc moo tax thème bi xam naa ni duñu ci dugg li am solo moo di rek ñu xam ne dañu am sas ndax ki nga xam ne ni moom la ñu am mooy Serigne Moustapha mi ngi libéré askan wi depuis plus de 40 ans donc bu ñu ñëwee dugg ci coalition ba xam ne ni dañ ko tuddee Yewwi Askan Wi dañuy jàpp rek que ni coalition bi dafay ñëw dabe parce que suñu président de parti depuis plus de 40 ans mi ngi Yewwi Askan Wi mi ngi def ci ñun li war a tax ñu taxaw jàppale suñu prochain li war a tax ñu war a taxaw relever défi yi nga xam ne ni moom la dëkk bi di laaj loolu nag day tax ñu dugg ci benn historique sa Cheikh wax na sànq ni nga xam ne traitement bu ñu réserver jigéen ñi ba tax na loolu dafay feeñ sax ci la prise de responsabilité mooy maanaam fi nga xam ne nii fa la ñuy décider boo xoolee ci adduna bi ci 2021 bi li fi am ci présidente jigéen bariwul buñ koy chiffré dafay dellu ci juste 5%. donc loolu néew na ak jigéen ni mu toll bu ñu jógee ci niveau boobu ñu jëm ci wàllu chef de gouvernement mooy comme ni ñu koy xamee fi premier ministre li ci jigéen nekk chef de gouvernement ci àdduna yu bëriwul dafay toll ci 6%. donc ñu jàpp ne loolu bëriwul bu ñu yegg ci ministères yi les postes ministériels portefeuille ministériel jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy yore bëriwul day bëri na sax xëy na par rapport ak 6% yi ak 5% yi ñu wax dana dellu ba ci 40% waaye 40% doyul bëri suñu ñëwee ba ci assemblée mooy parlement te ñu am fa représentante boo xamante ne nii mi ngi bay waaram mi ngi wane ni mu mel mi ngi wane taxawaay bi nga xam ne ni moom la jigéen war a taxaw ci béréb boobu muy soxna Mbossé Diouf bu ñu ñëwee ci wàllu parlement li fa jigéen ñi di représenté bu ñu ko mënee misaal mooy ci àdduna bëriwul au Sénégal dafay toll ci 42%. te loolu li ko waral mooy loi de 2010 bi nga xamante ni moom la Oustaz Cheikh doon wax sànq mooy loi sur la parité absolue entre góor ak jigéen mais li ñuy yitteel mooy les collectivités locales puisque ci élection yooyu la ñu jëm jigéen ñi li ñuy représenté ci jigéen ñi nga xam ne ni ñu ngi ci collectivité locale yi bëri na day dellu ci 43%. donc loolu mu nekk lu war a tax jigéenu PUR yi jël seen engagement am taxawaay bu leen di permettre ñu gën a dugg ci parti bi gën ci taxaw gën a jël seen responsabilité waaye li tax surtout jigéenu PUR yi ñu war a jël seen responsabilité wax naa ko sànq ki nga xam ne ni mooy suñu président wu parti bi Serigne Moustapha Sy mais sax ñu naan mooy président d'honneur waaye ñi koy wax dañoo xamul c'est un président de plein exercice le président d'honneur moom dafa def ci ñun jikko maanaam li war a tax muy góor muy jigéen engagé wu ci politique daf ko def ci ñun muy góor ñi muy jigéen ñi jikko bu sell njub probité éthique lépp loo xamante ni képp kuy def politique war nga ko làmboo def na ko ci ñun waaw loolu bu amee ñu mel noonu mu nampal ñu ci loolu ba ñu am boobu dimension te it ñu fi nekk ëpp ñu xam-xam ndax ku ñu jàng
pour ñu jikko yu sell waaw lu tax nag ñu toog di xoolee lu tax waruñu taxaw fa ñu def jël suñu responsabilité représenté fa suñu président wu parti jàppale askan wi dimbali leen taxawu leen comme moom ni ñu koy defee depuis plus de 40 ans loolu jaaduwul il faut nécessairement ñu jël suñu responsabilité taxaw wane li nga xam ne ni moom la ñu am li nga xam ne ni noonu la ñu mel ba ñu mën a jàppale suñu concitoyens waaye loolu bu weesoo mooy jikko yi dafa am étude bu ñu def muy am lu muy wane ci jigéen ñuy wax ne jigéen dafa am une pensée globale. La pensée globale consiste au fait que jigéen maanaam moom boo ko jiitalee ci nature am bu fekkee ne dem na ba amam yokk li muy jëkk xalaat mooy njabootam lu mu mën a def ba njabootam nekk ci condition yu baax su fekkee ne dañuy jàng lu ñu mën a def ba ñu nekk ci école yi gën seen condition de vie su amélioré lu ñu gën a xalaat mooy des conditions de nutrition maanaam dundilu seen njaboot xalaat seeni jëkkër xalaat seen famille xalaat société bi donc ku am boobu perception kooku bu fekkee ne am na ku ñu war a jiital moom la ñuy jiital waaye j'ai rien contre les hommes parce que j'en suis un suñu mbokku góor ñi moom bu am bi xawee yokku li ñuy jëkk xalaat dinañ ko gën a xam soxla ñu koy tudd waaw te moo ko tuddee du nekk lu leen neex moo tax bu fekkee ne ñoom dañu am cette perception cette pensée globale ñoom li ñu war a def mooy ñu jiital leen parce que ki nga xam ne ni famille bi lay xalaat njaboot bi lay xalaat jëkkëram lay xalaat société bi lay xalaat kooku boo ko jiitalee du fàtte askan wi donc loolu c'est fondamental ñu jiital jigéen ñi donc ba tax na il faut nécessairement maa ngi gis sànq benn candidat bu Diamniadio mu nekk loo xamante ne nii dañ ko war a apprécier à sa juste valeur xam naa ne il va falloir nécessairement ñu def tout jàppale ko ba muy yegg fa nga xam ne ni moom la bëgg mooy mairie Diamniadio loolu farata la te dañu nekk ci dëkk boo xamante ne nii farata la ñun li nga xam ne ni moom la ñu am ci jub ci valeur ñu mettre ko en place ba nga xam ne ni ñëpp mën ci bénéficier maanaam suñu ay jikko il faut ñu colorer société bi ñu def ba nga xamante ni dinañu yóbbaale ñëpp loolu nag li ko du rek ay discours moo koy jëmmal taxawaay la laaj te élection yu ñu jëm il faut nécessairement jigéen ñi taxaw il faut nécessairement góor ñi taxaw ndax élection la yoo xamante ni dafa am solo ci bépp parti politique bu dee lu jëm ci wàllu fi nga xam ne nii fi la ñu dugg bu yàggul mooy coalition bi may wax Yewwi Askan Wi maa ngi wax sànq ne suñu président de parti Serigne Moustapha moom ngi Yewwi Askan Wi depuis plus de 40 ans donc ñun bu ñu ñëwee dugg ci coalition bu toll noonu dañ ci war a duggee ak ni ñu mel ak ni ñu yàlla donc moo tax candidats yi nga xam ne ni ils sont candidats à la candidature ñu leen di wax ne leen il faut nécessairement ngeen jël seen responsabilité jël ngeen ko déjà puisque vous êtes projeté wu ngeen ba nekk candidat ba ñi nga xam ne ni ànd nañu ak yéen jiital leen loolu moo war a tax ngeen gën a yokk seen taxawaay xam ne fa ngeen jëm ci seen nawle yi ngeen di waxtaanal ci yeneen parti ngeen wan leen seen doyu kilifa wan leen ne leen parti bi ngeen nekk dafa am taxawaay fi Rufisque wan leen ne leen yéen li ngeen am ci xam-xam li ngeen am ci jikko war na mën a tax ñu jiital leen loolu nag du discours moo koy wane mais dafay laaj taxawaay bu wóor te loolu ñun dinañ leen ci accompagner donc ba tax na il faut nécessairement ñu taxaw nekk benn il faut nécessairement ñu boole suñu doole ngir li nga xam ne ni mooy objectif yi suñu président fixe muy Serigne Moustapha ñu mën ko atteindre parce que wér te wóor moo ci
objectif yooyu tant que atteindre ñu ko defuñu dara il faut nécessairement ñu atteindre te man gëm naa ne li ma fi gis tey dinañ ko atteindre li ma fi gis ci détermination li ma fi gis ci engagement te ñi ko jiite mooy jigéen ñi parce que gis nga ñun góor ñi dañu bëri yëngu dañu bëri wax waaye suñu jëf bëriwul jigéen ñi ñoom seen wax bëriwul seen yëngu bëriwul mais ci jëf rek la ñu dëkk te gis naa ne comme jigéen ñi ñoo jiite lii fii tey ma jàpp ni objectif bi danañ ko atteindre ci barke Serigne Moustapha danañ ko atteindre incha allah te taxawaayu jigéen ñi ñun dañ koy sentir ci parti bi parce que yéen a ngi dégg suñu responsable suñu secrétaire national du mouvement des femmes muy soxna Ndeye Coumba Diène xam naa ne soxlul ma di ci wax ci moom parce que ma ci waxee dafa mel ni damay paraphraser taxawaayam détermination yam ak apport bi nga xam ne ni mi ngi koy apporter parti bi gis nañu ko donc loolu moo tax ma jàpp ni boo leen taxawee dara du jafe ci ñu atteindre objectif yooyu ci parti bi am na ci beneen commission boo xam ne ni jigéen moo ci nekk muy massification képp ku nekk ci parti bi gis na liggéey bi nga xam ne nii soxna Adji Faye ñu nekk ci massification bu ñu koy def donc pour wax rek ne leen jamono bii parti PUR commission yi ciy dox ci doxin bi nga xam ne nii noonu lañ ko bëggee mooy mouvement des femmes ak massification te ay jigéen a ko jiite moo tax ma jàpp ni jigéen ñi boo leen taxawee amul dara loo xam ne nii dina déarticuler ñun dañu nekk seen gannaaw lu ñu ci mën ñu jàppale leen waaye xam nañ ne li koy doxal ci yéen moo tax ñu am njort bu rafet rek xam ne li nga xam ne nii moom lañ fi gis tey te candidat yi nekk à la candidature bàyyi ci xelit loolu dinañ leen porté yàlla dina def ñu fi ñëwaat incha allah porté leen dañu yegg ci fi nga xam ne ni mooy maire yi ñuy xëccoo pour bañ a guddal parce que sa cher dafa traité thème bi ba pare soxla wu ñu ñuy wax bu bëri donc suñu kàddu dafa doon dugg rek lu jëm ci wàllu sensibilisation waaw ñu yokk taxawaay yi xamit ne tant que li nga xamante ne nii président parti bi li mu bëgg amu ko ñun li ñu bëgg duñ ko mën a am tant qu'on n'aura pas atteint ces objectifs qu'il nous a fixés nous individuellement nous n'aurons pas atteint nos objectifs donc suñu leitmotiv suñu feuille de route moo nekk un engagement pur une détermination pure qui nous permettra d'arriver au niveau le 22 janvier ci résultat yoo xamante ne nii coalition Yewwi Askan Wi dana ko am te it ñu gis ci ay candidats yi nga xam ne ni dañoo sokkee ci parti PUR am ci résultat nekk ci ay maire ñoom ci maire yu bëri am ci ay conseillers yu bëri ba nga xam ne ni ki nga xam ne mooy président parti dina am satisfaction ci liggéey bi ñu koy defal donc pour bañ a guddal loolu rek li ñu amoon kuy wax parce que thème bi traité nañ ko déjà ñu ngi leen di remercier di ñaan yàlla yokk taxawaay yi ba nga xam ne ni suñu kilifa li mu bëgg dana ko am je vous remercie de votre attention merci.